télévision Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ni ngeen àndee ak ñun fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru timis yi la ca gën a fës di ñaari doomi aadama yu ñàkk seen bakkan ñeent yu ci jëlee ay gaañu mu amee ci accident bi nga xam ne convoi bu Ousmane Sonko def na ko accident ba amee ca fay tolloog Nioro diwaanu Ziguinchor la ñu jóge woon ca la ñu defee kon boobi lee accident bésub tey bii di bés bi ñu jagleel Saint yi mu di feetu Toussaint ñu leen ko ci màggal naka noonu suba ñu fas yéene ñaanal way dawlo yi armeeru Saint-Lazare de Béthanie foofee nga xamante ne ji kon xëy nañ ko fa màggal danañ fa def ab reportage seetlu gi moo di matuwaay yu ñu jël ngir di moytu lawal woppi Covid 19 ji tax na kon feet gi na mu daan demee wu ni ñi yëngu ci wàllu njaay ci la wër armée ñoom seen i mbir dox na ca bu baax a baax. parti réew mi def ak dellu sem ci majorité présidentielle def na at boobu ak léegi ñi nga xamante ne ji ñooy kilifa ci parti bi ku ci mel ne porte parole formation Idrissa Seck boobee di Daouda Ba dina ci defu bilan dana dellu siit ci lu ñeel investiture yi ak ni nga xamante ne ji noonee lañ ko fas yéene doxalee ca diwaanu Kees. local yi ak fële ca Rufisque Est kii di Nafissatou Diouf docteur moom taxawal na mouvement boo xamante ne ji Nafi pour Rufisque la ko tuddee Rufisque Est la soxla mouvement boobee nga xamante ne ji kon dafa fare ak Benno Bokk Yaakaar ñoom lay jàppale yéen a ji mooy joxaat jigéen ñi seen gëdd ci doxalinu politique. ginnaaw Matam ak Bukki Jawe ku jég politique gi ñoom di waay Yewwi Askan Wi ña nga ca Ourossogui amal fa meeting boo xam ne lañ ca jublu moo di samp seen mbër mi di Cheikh Oumar Bass. kuréel gi jaboote ñi nga xam ne dañ leen a jëlee fa ñu dëkkee woon ndax projet bii di train express régional nee nañu fukki fan ak ñaar ci weeru novembre ab doxub ñaxtu wala toogaanu ñaxtu la ñu fas yéene amal li leen metti ba tax ñu di ko ñaxtu ak di ko xultu bokk na daal ci jafe-jafe yi nga xamante ne ji kon train express régional bi jural na leen ko ci boobi le projet waaye it rax ci dolli ndàmpaay li nga xam ne ñoo ko doon séentu yëf yi dafa yeex li ñu bëgg mooy ñu létt leen baa ñu firi leen mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ci ay xibaar ngeen taaxirlu ñu faram-fàcceel leen ko. ñaari doomi aadama yu ñàkk seen bakkan ñeenti nit yu am ay gaañu gaañu lii mooy bilan bi tukkee ci accident bi nga xam ne convoi bu Ousmane Sonko def na ko jóge woon Ziguinchor ba ñuy tolloo ak Nioro ca la ñu defee accident ñaar ñi ngeen ci gis kon ñooy ñi ci faatu mu di ki fare sama càmmoñ ak kële ne ñuy joxañ ca photo sama ndeyjoor ñooy ñi ñàkk bakkan seen bakkan kon ci boobile accident Ousmane Sonko mi nga xamante ne ji kon mooy njiital parti bi amaloon convoi bi te accident bi daal di cee juddoo di xamle ci communiqué bu ñu def posté ko ci page ba di xam ne daal ñoo ngi nangu dogalu sunu borom di masawu ñi nga xamante ne ji ñooy mbokki ñi ci faatu di leen jaale te ñaan yàlla sunu borom mu xaari leen àjjana xibaar la bopp des na ci dellu siwaat ci nu mu gën a yaatoo ci suñu yeneen jotaayu xibaar. waxtaane leneen mu di feetuk tey gi feetuk Toussaint fële ca armée Saint-Lazare de Béthanie mbooloo mu bari tey ji ña nga fa woon ngir doon màggal feetuk Toussaint gi mu di ndaje moo xamante ne ji ca barab ba kon fa la ñu ko defee jàpp rek dolli ci ne lu ñeel woppi Covid 19 jeeg matuwaay yu ñuy jël ngir moytu lu lawal feebar bi tax na feetuk ren gi wuteeg lool ak yewoon ca armeel ya ñi nga xam ne daal seen i mbir dox na ca mooy ñiy jaay ci la wër barab boobee ndax ñoom bari nañ ñu maanaam nu ci seen activité doxe ñu ànd ci reportage bopp Marcel Farba Maroun ak Gervais Yawo defal nañu ko. ay nit yu bëri lool fii ci almeeru Saint-Lazare bu Béthanie ci bis bu église catholique di màggal nit yu sell yi mu doon occasion pour ñi fi nekk ngir ñu fàttaliku ñooñu. bisu famille la bisu partage la voilà donc moo tax nit ñi tase fii pour daal di fàttaliku ñi nga xamante ni suñu nit. c'est pour man dañ ñëw fii pour sargal ñi nga xam ne tey yàlla danañ woo ñu mu wuyu leen bon ñu ñëw fii pour ñaanal leen. ci booru boobule almer ñenn ñi di ci profito ngir mën a jaay seeni produits ñu fekk fa ay jaaykatu boisson lekk wala ay objet catholique wala sax ay jaaykatu fleur. waaw léegi nga ne depuis kañ ngeen commencé di ngeen lan. barke démb ba. waaw. nit yaa ngi jënd. waaw ñoo ngi ñëw nag. yow par naturel ak artificiel ngay jaay. yëpp laay jaay man. ndax fii ba muy commencé laa fi nekkoon ba tey man fii soog a commencé di kii ba tey maa ngi fi. di liggéey entre ñaata ba ñaata ngay jaayee. man dinaa jaay ba 5000 10 000 lu waay jënde daal bañu ma dala lu waay am rek ma jaay la. ñi am téeméer sax dañ leen di jaay. ñëpp dañuy ñëw nettoyer tombe yi rafetal ko pour
wone seen coofeel ci seen ay mbokk yi ñu jiitu daal voilà ñu ne ñu indaale itam ay fleurs yi nga xam ne ñun ñoo ko defaral suñu bopp bouteille bi par exemple ñun ñoo ko peinture dem uti ay fleurs dañuy jaxase naturel ak artificiel pour wàññi artificiel bi daal. fetu Toussaint nag day tàmbali ci jamono bu ñuy wax vêpres bi méngoog guddi 31 octobre di jeexale guddi 1er novembre mu di fête buy yegg si balaa beneen bi nga xamante ne le 2 novembre lañ koy faral di célébrer te ñu jagleel ko nit yëpp yu génn àdduna. ñun ñu taamu ci njaboot goo xam ne moo di famille Correa ñoom it ñu màggal feetuk tey gi bu baax a baax ci sëggi yii di cimetière de Bel-Air foofee la ñu dem teewaay ba wane na ne bari woon na kon maanaam xol bu tooy bu ñu fa ràññeeku reportage Mamadou Fall. nekk dund la waaye dund goo gis faatoo ngi ci ginnaawam dee doon lu dëgg njaboot gu bari xam dëgg googu lay ñu ñàkk suñuy ñoñ di leen fàttaliku lu ñu war la njabootu Correa moom ngir fête Toussaint ñëw ci kanamu bàmmeelu seen waajur bu góor ak bu jigéen. Les parents c'est sacré ils s'occupent de nous depuis notre naissance jusqu'à la mort. waajur kenn mënu ko fay ndax ñoom ñoo ñu tàggat ba ni ñuy wéyee suñu borom kon tey ji ñu fàttaliku leen lu ñu war la ñu am nag ay souvenirs ci ñoom nga xamante ni yu bëri partagé nañ ko ak li nga xamante ni mënuñu leen fàtte moo tax tey ñu ñëw di leen ñaanal. C'est quand même des moments assez précieux et donc aujourd'hui nous nous souvenons de tous ces moments. Professeur Paul Correa tey jii ne ci Casamance nekkoon ab gynécologue bu xereñ lool liggéeyam nag ba tey jii lu fi ne la di gis-gisu doomam bu jigéen bi. a été professeur en médecine. sama papa professeur la woon médecine ba noppi kon tey gis naa ñu bëri ñu ma wër ñi ñëw di ko ñaanal moom nag ab gynécologue la woon te ku wax gynécologue wax kuy gunge jigéen ñi war na lor ba keroog ñuy umbi kon tey looloo waral xëy na mu nekk œuvre yoo xamante ni yu marqué nit ñi lañ. pour pas mal de personnes aussi. yeneen doomu aadama yoo xamante ni sax xëy na bokkuñu ci njaboot gi wante liggéeyu professeur ba leen marqué ñu ngi ñëw kon di recueillir ci bàmmeelu kile. war nañu ñëw ñaanal leen pour que vraiment seen yàlla ubbi leen aljana. njabootu Correa ci diggante teg li nga xam te ni moo di ay gerbe fleur ay ñaan ak lii di recueillement ñoom ñii la ñu célébrer li nga xam te ni moo di Toussaint di ci am yaakaar ñaan itam borom bi mu teeru seeni waajur yi ci àjjana yu gën a kawe. feetuk Toussaint mbokki quartier yi xëy ko feete naka tey jii fële ci sëg yu Saint-Lazare de Béthanie yi ci Ndakaaru ñi nga xamante ne ñoo di fidèles yi kon teewe woon messe bi nga xam ne archevêque bi doon na ko amal ñu jagleel ko way dawlu yi ca moom i leen daje sax moom archevêque bi di monseigneur Benjamin Ndiaye dellu si waat na ci kàddu yi mi ngi ko jagleel maire Ndakaaru ci ñu sàkk pexe daal ci barab boo xam ne danañ ko mën a def yi sëkk ngir mu wuutu sëg yi Saint-Lazare de Béthanie yi nga xam ne daanaka fees na loolee maire bu Ndakaar di Soham Wardini daal di cay tontu di xamle ne barab bi nga xam ne fa la ñu bëggoon a fàkk ngir def ko fa mu di ca Géejawaay ay jafe-jafe yu suuf moo tax yëf yi xaw a yéex waaye ñoo ngi ci ñu teewlu kàddu yu maire bu Ndakaaru di Soham Wardini. de problème la boo xam ne waxoon nañ ci ba jotoon nañ ci wax ak autorité yi maire Dakar ak yeneen maire commune yëpp waxtaanoon nañ ci plus haut sommet te yaakaar naa ne solution demoon na bay bëgg a am parce que waxoon nañ ñu booru Géejawaay mais xam ngeen Géejawaay la fa xew ca filaawo yi problème mu foncier la xëy na loolu moo tax yëf yi yéex a sotti mais xam naa ne ñëpp a ngi ci taxaw te bu soobee yàlla problème boobu dinañ ko régler nu mu gën a gaawee. leneen ci wàllu xibaar mu di lu ñeel politique ak doxalinu réew mi at ci tey jii ca ba njiit réew mi Macky Sall defee décret def Idrissa Seck njiital conseil économique social ak environnemental ca jamono joojee coow yu bari toppoon ci moom Idrissa Seck moo xamle woon ne daal tolluwaayu réew mi rawatina ni mu gàllaboose woon bàyyee ko ci Covid 19 bi moo tax mu nangul lu ni mel ginnaaw bi at boobaak léegi ana kon Idrissa Seck mi nga xam ne géopolitique bi daanaka lañ ko ciy dégg bariwul parti réew mi ana lan moo ci des lan mooy ëllëgëm ci wàllu politique moom Idrissa Seck lii lépp Alassane Ba jéem na ci wuti tontu ñu teewlu ko. ñu bëri mbetteel lañu amoon bi ñu déggee xabaar bi Idrissa Seck ñu nommé ko président conseil économique social ak environnemental benn fan la woon ci weerub novembre atub 2020 njiitalu réew mi ñu nommé ko par décret 2020-2099 bu benn fan weerub novembre ki ko def di président Macky Sall moom mi nga xamante ni toogoon nañu ay at déggoowuñu ñu bëri comprendre duñu li ni mel waaye moom mu justifier dogal gi nga xamante ni def na ko moo di ne li ñuy dund mooy contexte national ak international
international mu di mbas mi nga xamante ni daf ñu laal nërmeel suñu koom waxtu wi ci jamono jooju bu ñu sukkandikoo ci Idrissa Seck nekkoon joxante loxo ngir fexe ba liggéey. jaadu na ci fii réew mi toll nga tàbbal sa loxo xalaat boobu nag moom laa jëfe waaye justification bi mu joxe convaincre ay sénégalais yu bëri bu weesoo ñàkk reconnaître victoire président Macky Sall ci présidentielle 2019 moom mi nga xamante ni moom mooy njiitalu réew mi waxoon na ni benn décret du ko fal waaye nag buñ ko doon installé fukki fan ak juróom-ñeent ci weerub novembre 2020 moom mi nga xamante ni moom mooy njiit lu yees bu conseil économique ak social daal di def précision bi ni mel. bi may wax décret dootuma fal waxuma décret dootuma fal puisque loolu ci dogalu yàlla la ne dama ni fasatuma Idrissa Seck di xamle ne li ko andi mooy liggéey amul leen li nga xamante ni lu ñagas la doxatina digganteem ak président Macky Sall nee na sax seen diggante mu ngi mel ni mburoog soow. dellu nañu mel ni mburoog soow ba ñu nekkoon. depuis jamono jooju réew mi ak APR di wéy di ànd nag ak ay membre réew mi yu nekk ci gouvernement bu président Macky Sall waaye nag laaj yi ñu bëri ñu ngi koy samp jamono ju ne ana lan la Idrissa Seck andi ci li nga xamante ni jëm na ci yëkkatiwaat suñu koom-koom ginnaaw bi mu duggee ci gouvernement beeg léegi moom mi nga xamante ni moom moo jëloon deuxième ci présidentielle 2019 lan la réew mi tekkeeti ci langum politique bi ci jamono ji ginnaaw bi nga xamante ni ñu bëri bàyyeekoo nañ fa ay kàngam lu tax itam déggatuñu Idrissa Seck fenn ci wàllum politique ci jamono ji mu di ay laaj yi nga xamante ni nag ay sénégalais yu bëri dañ koy faral di samp bu ñuy fàttaliku sax moom Idrissa Seck toogoon na fi ay jamono kenn déggu ko kenn gisu ko ay xabaar sax ñu ngi doon wax ne dafa feebaroon demoon ca France ngir faju ji bu ñuy fàttaliku sax ci jamono jooju muy weerub juin atub 2021 gi président Macky Sall ba muy amal meeting ca Thiès kenn gisu ko. poñse bi neex na lool. àndu parti réew mi ak mouvance présidentielle bi ñii ci parti réew mi rafetlu nañu ko bu baax a baax bilan bi ñu def ci at mu njëkk mi mooy lu baax la ci ñoom porte parole parti politique boobee di Daouda Ba di xamle ne it lu aju ci élection yi nga xamante ne ji moom la ñu dëdmal investiture yeeg ni ñu ko doxalee sàkku na ci militants yi ñu wóolu maanaam am confiance ci leader yu Benno Bokk Yaakaar yi xamle ne ci biir parti réew mi du ñu fa nangu benn liste parallèle dañ koy déglu moom Daouda Ba ci kàddu yi mu dénk Chérif Dia. def na at bi ñu ñëwee fekk ci président Macky Sall ak mbooleem coalition présidentielle bi ngir liggéeyal askan wi. alors ñu gis Idrissa Seck wala ñu bañ ko gis li ëpp solo mooy mu ngi liggéey ci biir coalition boo xam ni daf ci bokk ak ay naataangoom di wër solution pour sénégalais yi bu ñuy wax conseil économique social et environnemental nag baax na ñu fàttali nekk. conseil la boo xam ne ñaari session lay tenir par année. waaw critique yi lu amoon la yoon la maanaam gis-gis mën na wute ku nekk ni muy apprécier une situation donc loolu moo ci xewoon mais l'essentiel pour ñun mooy ñu def li ñu fa indi de sorte que sénégalais yi buñ ci paree dinañ gis ni li tax ñu ñëw amaloon na leen njëriñ. ëpp solo du xool ndax parti réew mi kontaan na wala kontaanul ci investiture li ëpp solo mooy ñu fexe ba intérêt wu coalition bi. feeñ ci jël ci le dessus mooy li ñuy woowee la conférence des leaders ñoom dañoo am ay critères de choix yoo xam ne xëy na militants yeeg responsables yi maîtriser wuñ ko donc ñoom nañ leen wóolu tënku seen ginnaaw liñ ñu tànnal ñu jël ko liggéey ci te ànd ak ñi ñu tànn booloo doon benn liggéey bu baax ba mën a gagner. liste parallèle li ci président Macky Sall wax leer na ci loolu la ñuy tënku mooy bëggul mu am. docteur Nafissatou Diouf di taskatu xabaar di bindkat maanaam écrivain fas na yéene soobu ci élection locale yi ca goxam mu di ca Rufisque Est ci mouvement bi mu tuddee Nafi pour Rufisque loolee kon tey jii ci altine ji ca la ñu samp boobu le mouvement fàttali ne li mu bëgg moo di soobu ci élection locale yi ñuy waaj ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier mouvement bi nag mi ngi fare ci coalition Benno Bokk Yaakaar. wàllu politique ba léegi gannaaw diwaanu Matam ak bokki jawi ku jég politique gi ñoo ngay wutali mairie bi Ourossogui coalition Yewwi Askan Wi ña nga fa woon ci meeting bu ñu fa doon amal jëm ci investir candidat bañ fa bëgg a samp di Cheikh Oumar Bass moo di ndaje mu rëy muñ fa amaloon foofe di xamle ne daal xel mu daal la ñu ci àndal ci ne mairie bi ci seeni loxo lay mujj Ali Bandel ñang la ñu ci àndal
coalition Yewwi Askan Wi kat soobu na ci xeex ñi ñeel élection gox-goxaat yi ngir kon wuutu fauteuil maire bu Ourossogui boobee nga xam ni am na mandat moom la ñu investir muy wóotuwaat yeneen ñaareelu mandat te sax mu war a jàmmarloog yeneen liste parallèle foog itam mu sóoraale candidat bu opposition bi kooke nag mooy Cheikh Omar Bass doon ab kilifa ci parti Pastef bu Ousmane Sonko bi nga xamante ni ci ab meeting bi mu doon amal ngir kon fësal doole gi ñuy àndal ci biir Yewwi Askan Wi. mais kontaan na gis ni population bi comprendre nañ la mu fi nekk ñoom si boppam ñoo ñëw exprimer wu seen mécontentement exprimer wu seen désir de changement surtout moo tax loolu mooy suñu contentement mooy ñoom lu ñu mbébét ñum population moo ko wane tey ñoo gën a massivement ñu accompagner ba pare gëm ñun tamit que changement bi si ñun la mën a nekk mu ngi suñu loxo parce que ñun xam nañu lu fi nekk si dëkk bi lañu bokk suñu soxna yi fii lañu accouché suñu doom yi fii lañu jàngee xam nañu lu fi nekk ñun lu fi nekk di ko sentir lu mu ne Moussa mu dafa du man sax maa ko wax waa dëkk bi ñoo ko wax waa dëkk bi waa Ourossogui laa wax waa Ourossogui ñoom sa bopp ñoo ne Moussa def fi dara bu nekk waa Ourossogui ñoo def fi dara kay kon man kay damay lu sama kàddu ñoom ñoo ko dëggal tey si meeting bi gis nga tey population boobu ñoo taxaw naa na dem population ne tey doyal nañu kon kay du man la population en entier di Ourossogui laa wax ñoom ñoo ne bilan tey le monsieur le maire sortant parce que pour man fi mu toll nii Moussa Bokar jeexal na ci Ourossogui fi mu toll nii. ci teewaayu waa PUR ak yeneen parti yi nga xam ne ñooy composé coalition Yewwi Askan Wi candidat opposition bi ci dëkk Ourossogui kat moom gëm na ni changement moom dina am ci bopp dëkk bi mu mel ni kon tey jii gannaaw Matam ak Bokki Jawe temps présidentiel bi nga xam ni bëri na ay yëngu-yëngu menace de liste parallèle la foo kon ñu taxaw ñu gën a defaraat seen taxawaay bu ñu buggul ab surprise maanaam ab mbetteel ci ngoonu ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier. accident bi ñu leen doon wax ubbee woon ko xibaar yi mu di bopp convoi bu Ousmane Sonko moo ko def tañ leen ne ñaar ñoo ci ñàkk seen bakkan jëyee ja yokku na limu bu ñu faatu léegi mi ngi ci ñetti doomi aadama kon ñoo faatu ci accident ba bilan ba yokku na loolee xibaar la bopp sànq la ñu dab dees na ko gën a yaatal. des ba léegi ci wàllu politique ak taxaw seetlu boo xam ne def nañ ko mu di ci parti politique yi ñu ca bari kon ñi nga xamante ne ji ñoo jiite parti wala coalition yi ñooy tànn ka leen neex ñu jiital ko te warta demee noonee maanaam commune bu ca nekk ki nga xam ne moo doy waa commune ba moom la ñu war a jiital ana kon salfaañe googee nga xam ne salfaañe nañu ko teg si ak li mu wax lan lay mën a wund ak nan lañ ko mën a lijjante Fat Bintou Konté def na ci taxaw seetlu. fan yii yëpp ñi ngi nemmeeku ci parti politique yi mu mel ni candidat yi wala représenté yi les coalitions wala parti dañ koy imposer ñi nga xam ne ñoom ñoo di militants yi li majorité bi Macky Sall mooy tànn candidat yi rawatina tête de liste yi à la limite les maires et le président du conseil départemental loolu nag dafa jaaduwut. affaire bi warul demee noonu parce que parti politique boo ci gis dafa am ay règles am ay lois yoo xam ne ñoo ko tënk. loolu di wane rek ni parti politique yu bëri fii ci Sénégal dañuy faral di violer li nga xam ne moom moo di dispositif réglementaire yi parti teg li jëm ci wàllum investiture pour élection locale wala municipale yi de. ndax bu dee APR règlement intérieur parti bi dafa leer nañ daf ne bu dee élection communale maanaam bu ñuy tànn conseil municipal ak maire yi c'est la section communale moo war a tànn ay candidats bu dee conseil départemental aussi c'est la délégation départementale moo war a tànn ay candidats. waaye li ñu gis président Macky Sall mooy recevoir yi nit tànn ci ay tête de liste loolu moom mi ngi violer règlement intérieur u parti. au sein des partis politiques respect démocratie boobu duñ ko mën a yaakaar au sein de la gestion du pays parce que ñi nekk ci parti politique yi nekk leader parti politique yi ñoom ñooy continuer. di wane waat rek que ni parti politique yi tamit fii ci Sénégal li nga xam ne moom moo di démocratie amu fa. mais li nga xam ne moom nga seetlu ci Sénégal mooy parti politique ki ko jiite mooy def lu ko neex. loolu nag jàpp naa ne bu fekkee bëgg nañ suñu démocratie bi nekk démocratie bu taxaw bu dëgër foog ñu changé woo doxalin loolu moo mënta wéy. ñenn ñi sax pour leen beddee dañuy préférer créer ay listes parallèles li nga xam ne moom la ñu taxawaloon ci parti bi ñu salfaañi ko luñ ci góobee rek gar ko. et puis c'est de bonne guerre comme gars yi respecté wuñ règles yi ñoom aussi ñu dem wut seen liste tamit wut foo xam ne loo xam ne nii fa la ñuy toog pour ñoom aussi nekk candidat souvent nag ay sanctions moo leen ci fekk wala ñu leen ciy xeex. wala ñu perte ci seen bu dee dañoo amoon poste bu am ndombal tànk ñu perte ko ci. ak élection municipale ak départementale yi nga xam ne moom la ñu fas yéene dëppmal li nga xam ne moom moo di question démocratie interne ci parti politique yi ma ngay delluwaat ci li nga xam ne moom moo di ci kanamu askan wi ndax choix bi nga xam ne leader yi moom la ñu jël jëmul kanam.
train express régional bi nee nañu ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre ca la war a tàmbalee daw waaye collectif gi jaboote ñi nga xam ne ñoom la projet boobee lor nee nañu bu dee dawit du jaar Caaroy ndax la leen kilifa yi digoon jëm ci wàllu ndàmpaay ak lu ni mel ba léegi gisaguñu ko ñaawul nañu yeex gi am ci yëf yi boole ceeg sax fas nañu yéene amal ab toogaanu ñaxtu fukki fan ak ñaar ci weeru novembre ngir joytu lu ni mel ndongaka. Le collectif national des impactés du TER se radicalise. L'organisation qui regroupe plus de 3000 familles affectées par le projet met en garde et prend date. Son président brandit la menace d'empêcher la mise en exploitation commerciale du train express régional. Le collectif national des impactés du TER se radicalise. L'organisation qui regroupe plus de 3000 familles affectées. des na ci dellu si waat ci yeneen jotaayu xibaar ci wolof université Gaston Berger ba ca Ndar fa mu nekk ñi dëkk ci la ko wër nee nañu mënatuñu bu jàppante amee seen diggante ak takk der yi fa ñu toog fa la leen gaz lacrymogène yéeg xëy di fekk li ñu bëgg mooy ñu sàkk ci pexe fàttali ne démb rek am na jàppante boo xam ne am na ca ba am ci ñaar ñoo xam ne dañ leen a mujj évacuer Diogop loolee ndax ay gaz lacrymogène bopp dañu ko noyyi Ousseynou Diop defu reportage ca foofee. ki am problème ñaata at la am. kaddu yooyu benn waay bu tiit la ndaxte rakam dafa daal di xëm ambulance bu université bëggoon ko jël si xale yi itam daal di koy jowee xeer ñoom it ñu daal di daw ngir mën a sauver seeni bopp. mu mel na ñi nga xamante ni dañu dund ci wetu université Gaston Berger bu Ndar ay jafe-jafe yu mag la ñuy dund bu foron amee Aïssatou Sow moom du ko weddi ndaxte ñaari yoon la xam ba ci mujj aljuma bii la. sonn naa torop na affaire bi dafa metti torop na daanu naa fi woon bee paase tamit ak ren yàgg na daal. Njaga Sow borom kër la nee na nag moom lii bu amee dañuy sonn lool. amul ñu benn njëriñ ñun liggéey wuñu suñu doom yi liggéey wuñu te ñoo ngi ñuy sonnal même bu ñu muulee suñu briques yi étudiants yi dañ koy toj te kaas na ne ba sonn saf ma sama doom ji daaw dem mujj fere si moom 40 000 si grève bi amoon fii dafa xam. Omar Ba ak Njaga Sow ñoo jàkkaarloo kër moom it jàmmaarloo yi dox ci diggante étudiants yi ak ñi nga xamante ni ñooy force de l'ordre yi jël na ci wàllam. non dafa métti parce que xam nga fii moom saa yu front amee rek dañuy sonn quoi xool les habitants xale yu ndaw ñi ngi dem di ñëw mais kenn xam en tout cas daal mais c'est dur quoi. war si daal xanaa bon régler booy seen problème yi quoi puisque ñii bu ñu leen régler seen problème rek bon ñun ñëpp dañuy am jàmm quoi. ñoom ñëpp ñi nga xamante ne dajeeg nañu ak ñoom yàbbi nañu jëm ci seen jafe-jafe yi ñuy dund bu fekkee ni jàmmaarloo yu métti dafa am ci diggante étudiants yi ak way takkadeer yi. nee nañu lii bu fekkee ni dakkul bis dina jot ji ya am. taskatu xabaar bi di Hamadou Tidiane Sy moo jël raayab prix Media Leadership ci ndajam rebranding Africa Forum bi ñu doon amal bu yàggul fële ca Bruxelles nga xamante ne ji dañ ci sargal ñi xarañ lool ci wàllu métier média ak wàllu communication boobu les prix nag nga xamante ne ji kon nee na daf koy delloo képp koo xamante ne ji yaa ngi def sa kéemtalaay kàttan ngir lu dooleel wàllu média ak communication fàttali ne kon prix Media Leadership moom la ñu ko jox ci juróom-ñaareelu ndaje moom nga xam ne démb ci bët ki démb kon ci samedi ji ca la jeex moom directeur bu IGCOM école supérieure journalisme des métiers et de l'internet et de la communication fii ci Ndakaaru fàttali ne moom moo taxawal site d'information Video Staff News di ko njukkeel bu baax a baax foofee mbokk yi fa la ñu yem ak yéen ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média 20h di ngeen ànd ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop ci xibaaru tubaab yi jaa ngeen jëf jàmm ak jàmm ñu fanaan jàmm ba suba ak jàmm.